bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah 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 astaghfirullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatixi lima ughliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim allahumma salli wa sallim ala ayni arrahmati arrabbaniyati والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla subhaanahu wa taala tabaarakallahu dañuy delluwaat di santaat borom bi tabaraka wa taala di ko delluwaat njukkal di ko ñaan tamit mu gën ñoo saxal ci lislaam gën ñoo xiir ci ñu bëgg ko moom yàlla waaye ñu feeñal sunu mbëggeel jaarale ko ci soppeem bi di sunu soppe ñun ñëpp di soppe képp ku nar a texe ëllëg muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala sunu xol bi yàlla feesal ko dell ak cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba cofeel googu mujj nekk sunu jëmm nekk sunu ruux nekk sunu xol nekk sunu deret nekk sunu yax nekk sunu yaram nekk sunu zahir nekk sunu baatin nekk sunu baatinul baatin nekk ci sunu sirr nekk ci sunu aql nekk ci sunu lépp sunu lépp daal di mujj seey ci biir cofeelu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te wóor nañu ne du loolu amee rek ñun ñëpp danañ jeex ci yàlla subhanahu wa taala te ku jeex ci yàlla daal di réaliser la nga xamante ne moom nga doon sàkku yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla jàppale yàlla ñu yàlla suturaal dafa mel ni mbokk yi démb soo leen ñu suivre maak sama soppee sama mbokk sëñ Souleymane Boiré ñu gën koo xam ci Slim Bouche tabarakallahu démb dañoo def émission bi en français parce que tamit dañuy fàttaliku ak di bàyyi xel bu baax ne page bi Safina bi nationalité yëpp mën naa la wax ne ñoo ngi ci y a des Français dedans y a des Suisses y a des Espagnols y a des Anglais y a des Ivoiriens y a des Burkinabés y a des Guinéens nationalité yëpp su ma neexee ma ne la ñoo ngi ci biir page bi loolu moo tax nag léeg-léeg lu mu gàtt-gàtt lu mu gudd-gudd nu mu mënti mel rek ñu góorgóorlu daw barkeelu ci langue yi yàlla séede na ni programmé nañu incha allahu taala ci sunu xol ak sunu yitte ba dinañ def ay émission en anglais ndax anglais mënuñ cee wax yenn wax yi waaye mën nañ cee wax sunu soxla incha allahu taala yeneen langue yi tamit duñ ko mënul tamit dinañ fexe seet ci mbokki taalibe yi ñeneen ñi nga xamante ni ñëpp ils sont habilités à pouvoir transmettre le message du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans de très bonnes conditions su ko defee loolu mooy mbir mi loolu moo tax démb ñu def émission bi en français pour li ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nit ñi xorma bi ñu war a am ci moom ak cofeel gi ñu war a am ci moom ak yëg gi ñu war a am ci moom ak respect bi ñu war a am ci moom ak mbëggeel gi ñu war a am ci moom ñu wax ko en français tamit ndax mbokk yi tamit mën koo jot mën koo jotlante mën koo séddoo mën koo barkeeloo su ko defee yëf yi day gën a baax message yonent bi gën a tasaaroo ci kaw suuf ñun ñëpp ñu mën cee jëriñu bokk ci barkeelu ci muy teraanga di xéewal di yokkute di sutura di ci àdduna ak ci àllaaxira ci lu ñu xam ak ci lu ñu xamul yàlla na ko yàlla def bi jaahi sayyidina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tey macha allahu taala dañoo fas yéene waxtaane ci ñaari poñ waaye comme niñ koy defee toujours waxtaan wu ñuy def dañuy fexe base bi phase fondamentale bi nekk alquran ak sunna sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax tey incha allahu taala duñu yàlla dimbalee fas yéene nañoo waxtaan ak yéen ci aaya alquran boobu ñuy wax wa rafaana laka zikraka wa rafaana yëkkati nañu laka ñeel la zikraka sa tur waaw et nous avons exalté nous avons élevé ta renommée mooy yëkkati nañ sa tur yëkkati nañ sa bayre yëkkati nañ sa daraja yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba keroog yowmal qiyaama incha allah loolu la ñu bëgg suñu yàlla dimbale léegi
ñu leeral ko nan la wa rafaana laka zikraka di doxee ci jamono yi, ci âge yi, ci culture yi, ci yëg-yëg yi, ci xam-xam yi, ci jamono yi, ci ère yi, ci situation bu ci nekk secret yooyu nan lay dawee ci kaw suuf, mooy wa rafaana laka zikraka incha allah. loolu la ñu bëgg a bokk waxtaane ko ak yéen mbokk yi, mu nekk lu rëy, waaye tamit ñu fas yéene barkeelu ci Cheikh na Ahmad Tijani, ndax kenn mënta waxtaane respecté yonent bi ak fonk yonent bi ak bëgg yonent bi ak jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tuddoo waajooju ñuy wax Seydi Ahmad Tijani radiallahu anhu. Pourquoi? Parce que Seydi Ahmad Tijani dafa am particularité bu garaaw bu mu am. Particularité am en réalité du bëgg gi mu bëgg yonent bi kase sallallahu alayhi wa sallam, déedéet bu nekkoon loolu kase la mook ñëpp ñoo yem. du bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kase moo tax mu am particularité, déedéet du loolu kase. dafa bëgg Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jeex ci moom, sopp ko, def ko royuwaayam, def ko muy référence ultimum. loolu te monde bi yëpp xam nañ ko, yëg nañ ko, ñu ngi koy dund. waaye la ca gën a garaaw du loolu, waaye la ca gën a garaaw te ñu war koo noter di ko bàyyi xel, muy marque indélébile bu Seyd Ahmed Tijani radiyallahu anhu, mooy bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jeex ci moom, ba àdduna bi yëpp reconnaître ko mbëggeelam ci yonent bi ak jeex gu mu jeex ci moom. Spécificité Cheikh Tijani radiyallahu anhu mooy mbëggeel googu, il a eu la capacité éducationnelle de transmettre cet amour à ses disciples. waaw loolu mooy affaire bi mbokk yi, loolu mooy mbir mi dëgg mbir mi du bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du bëgg gi kase, ndax bëgg gi farata la. qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farata la. bëgg sax njabootu yonent bi yàlla wax nañu ko, qul laa as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba. bëgg desitu yonent bi ci kaw suuf mooy njabootu yonent bi, suufu yonent bi, yére yonent bi, lépp lu taq ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga bëgg ko, obligation la, comme ni julli nekkee obligation. loolu àdduna bi yëpp xam nañ ko, ndax moo ngi ci biir alquran ñu yaxal ko. dama ne Cheikh Tidiane kon moom dugg na ci boobu noonu, mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farata la ci moom comme ni mu nekkee farata ci ñëpp. waaye spécificité Cheikh Tidiane mooy dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jeex ci moom tàkk, ba noppi nag daal di yar ay taalibeem ak ay njabootam ak ñi ko gëm ak ñi ko yaakaar, ñoom it ñu bëgg yonent bi comme ni mu bëggee yonent bi, ñu sopp yonent bi comme ni ñu soppee yonent bi, ñu fonk yonent bi comme ni mu fonk yonent bi, ñu fonk lépp lu bokk ci yonent bi comme moom ni mu fonkee lépp lu bokk ci yonent bi, ak képp ku bokk ci yonent bi ak noo bokkee ci yonent bi, muy suufu yonent bi, di dëkku yonent bi, di xaru yonent bi, di bëyu yonent bi, di yére yonent bi, di ngelaw la yonent bi doon noyyi, di fa yonent bi juddoo, fa mu yaroo, fa ko Jibril fekkoon, xeer ya sax dañ koy bëgg, xeer ya montagne ya wër Makkatul Mukarrama wër Madina sax dañ koy boole ci li ñu bëgg. loolu mbëggeel googu laay wax, mbëggeel googu dama ne Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu li tax mënta yem ak kenn ci mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam, ci topp yonent bi, ci roy yonent bi, ci wéetal yonent bi sallallahu alayhi wasallam, ci darajaam bi nga xamante ni bokk ko kenn, moom dong, moom kase moo ko am. loolu dama ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu li tax mu raw ci ñëpp mooy dafa fexe ba mbëggeel googu ak cofeel googu mu xiir ci ay njabootam, xiir ci ay taalibeem, nandal leen ca ñoom ñëpp, kenn ku ci nekk mu fexe ba moom ni mu bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, taalibeem yëpp bëggee noonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jëlal ku la neex ci taalibe Cheikh na Ahmad Tidiane, jëlal ku la neex, ku mënti doon laa la wax. commencé ca ponkal ya nga xamante ni ñoo ko wëroon, muy Seydi Ali Tamasini, Seydi Ibrahima Rayahi, Seydi Ali Harazimi, Seydi Mahmoud Tunusi, Seydi Mouhamadul Ghali, Seydi Ibn Arabi Damrawi, Seydi Mouhamed Bannani, Seydi Tayyib Safiani, ba nga wàcc ba ci génération bii mujj ci ginnaaw, ñoom Seydi Arabi Ibn Saih, ñoom Seydi Mouhamadul Lahsan al Baqili, Seydi Mouhamadul Nazifi, nga wàcc ba ci mag ña ku mel ni sunu sëriñ, sunu soppe, ki nga xamante ni incha allah ajjuma bii war nañ ko njukkal, sagal ko, yëkkati turam,
feeñal ko waxtaane histoire am fii ci Paris 13e muy sunu sëriñ di sëriñu ñëpp di cheikh alhaaji Omar al Fouti al mujahidul akbar wa cheikhul ashhar wal kibritul ahmar cheikh alhaaji Omar al Fouti radiallahu taala anhu gis nga incha allah bu subaa ci spécial Cheikh Omar bi ñu war a def bu subaa dinaa leen wan cofeelu Cheikh Omar ci yonent yàlla Muhammad ak respect Cheikh Omar ci yonent yàlla Muhammad ak mbëggeelu Cheikh Omar ci yonent yàlla Muhammad ak Cheikh Omar nan la fexee ba ay taalibeem ñi ko gëm ñi ko sopp ñi ko yaakaar ay njabootam yépp ñu bëggee noonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba doomam yépp koo ci dégg Makki yi nga ciy dégg Makki Bachir nga ciy dégg Taha nga ciy dégg Aqibu nga ciy dégg nga nuuru nga ciy dégg Saidu nga ciy dégg ma ne turu yonent bi kese la tuddee ay doomam yépp moom Cheikh Alhaaji Omar Fouti même doomam yi jigéen ñi doomu yonent bi la leen tuddee soxna yonent bi la leen tuddee lépp lu takk ci moom yonent bi rek la tuddee kooku incha allah du ma ci guddal bu subaa mooy spécial Cheikh Omar Fouti ñu préparé ko journée bi nga xamante ni moom lañ ko war a defal fii vendredi fii ci Paris 13e ñu war faa def jàng kaamil def fa xadarat juma def fa wasifa guddi gi ñu def gàmmu ko mag incha allah dinaa ci ñëw ba mu gën a leer damay bañ dama bëgg mu nekk spécial demain incha allah ñoo ngi beral nuyoo bu baax di ziar sunu sëriñ soxna Ami Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Omarul Fouti tabarakallahu yàlla seede na ni heure buñ ko gisee rek dañuy bëgg ñun ñëpp sunu xel day dal soxna Njàllu Njegen tamit ñoo ngi koy nuyu bu baax ñoo ngi koy seen sunu mag ju baax la sunu kilifa la sunu sëriñ la sunu soppe la di mag ju baax di macha allah di référence bu mag a mag ci suñu biir famille yàlla na ko yàlla jàppale mook sëriñam ak ay njabootam yëpp di jaay seydina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam incha allah ci fin bi dina nuyu mbokk yi dugg yëpp waaye ñii suñuy sang lañ yoo xamante ni mënuñ leen a tëb mooy soxna Ami Taal bu Cerno Bachiru ak soxna Njàllo Njegen bu sëñ Habibu Njegen bu alhaaji Muhammad Njegen bu alhaaji Ahmad Baro Njegen radiallahu anhum ajmain mu mel ni Seydi Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu mën naa la ko toppala Cheikh Omar laayam te Cheikh Omar yaakaar naa du ma ko tuddee ci Sénégal doy na sëkk ñi ci des ñëpp moo leen nandal moo leen jox kon alhamdulillahi rabbil alamin kon Cheikh Tidiane njabootam yëpp da leen xiir ci ñu bëgg Seydina Muhammad ñu fonk Seydina Muhammad ñu doyloo Seydina Muhammad ñu jiitalu ñu amul benn taalibi Cheikh Tidiane bu jiital ci xolam keneen ku dul rasulullah su yàlla son borom jiitoo ba noppi Seydina Muhammad rek lay ñaareel kuy ñëw soog a ñëw loolu liggéey la boo xamante ni liggéey bu doy waar loolu moo tax nag tey ñu bëggoon ñu wéeru ci ñaari ci aaya alquran bi yàlla wax yonent bi ne ko yëkkati naa sa tur ba te dootul wàcc xam nga démb ñoo ngi waxtaanee ñoo ngi wéeru woon ci aaya alquran bi sama borom wax Seydina Muhammad ne ko inna a'taynaaka al kawthar jox nan la kawthar lan mooy kawthar inna a'taynaaka al kawthar ma wax leen démb ne leen kawthar mooy nombre la quantité la boo xamante ni monde arabe xamuñu ko woon langue arabe xamuñu ko woon yàlla moo ko jàngal yonent bi ndax dooy calculer ak di peese ñett juróom yi moo am li ñuy wax aqal xalil kathir akthar ñeent yi la arabe xamoon compter ci ñeent yi la yam compter peese mesurer ci ñeent yi la am mooy le peu wala le minimum moo jiitu mooy li nga xamante ni caractère minuscule la yor le minimum ban moo ci topp minimum li gën a tuuti al aqal li ci topp mooy le peu mooy lu yam mooy lu tuuti daal li ci topp mooy lu bari mooy beaucoup li ci topp mooy plus que loo gis rek lu ko ëpp loolu plus que lañ wax ci français léegi ngandaay ci arab aqal moo fi am ak xalil ak kathir ak akthar mooy moo gën a bari foofu la arab yi yemoon mooy af'alu tafdil moom la ñuy wax superlatif ñoom foofu la ñu yemoon léegi nag bi Seydina Ibrahim faatoo Makka yëpp yéefar yi taxaw di ñaawal yonent bi naan su doon yonent doomam du faatu ci bisu feet bi su doon fi ne ni yonent bi jeex na bàyyi leen ko doom ja dee na comme doom ja dee na léegi su dee kenn du ko doon mission bi fii lay yem kenn dootul tudd turam ñëpp fàtte ko il sera un oublié dans les oubliettes mu jeex yàlla ne ko déedéet yow yonent yàlla Muhammad am nga lu garaaw loo def mooy jël naa sa doom ju ndaw
à bas âge à la fleur de l'âge ma jël ko sa xol triste na parce que nit nga sa xol jooy na parce que nit nga waaye sa làmmiñ man yàlla dégguma ci dara nga wax ci lu ma gërëmul moom la yonent bi waxoon ne xol bi triste na bët yaa ngi jooy waaye sama làmmiñ day dara du ci génn lu dul yàlla gërëm allahu akbar xam nga loolu moo tax gis nga léeg-léeg ay ustaas yu tàng xol yi su nit faatoo ñu naan bu fi kenn jooy man leen jooy sunna la yonent bi sax daa jooy de jooy sunna la xam nga dégguñu sunna xam nga li ñuy tere mooy ngay jooy di dóor sa bopp ak di mbëkk miir yeeg di wax naan alkunaak lu ma def yàllaak loolu la ñuy tere mais jooy dafa baax jooy ku dee sunna la yonent bi comme jooy na doomam ñëpp dañoo war a jooy de jooyin bi moo am solo te léeg-léeg nga dégg gaa yu tàng xol di ci wax yu metti yu dëgër jooy yi xaw ma lan jooy yi rangoo ñi dañ koy sotti après ñu baxal ko ñu sotti ko néew bi loolu jooy yi yéefar yi la jooyu saay-saay si mais du jooyu koo xamante ni mbokkam mu baax ku daan julli di jaamu yàlla ku yiw ku mu bokkal moo faatu mu koy jooy wala ab nitu yàlla faatu nga koy jooy wala sa ndey faatu nga koy jooy wala sa baay ma ne jooy yonent bi jooy na doomam comme jooy sunna la bu dee yow sunna rek ngay dund yow foo gisee sax soo rombee sax nit wala ab xaj wala ab bëy sax doomam dee sax yow bu dee sunna rek ngay dund sunna rek da ngaa war a jooy ngir roy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jooyin bi moo am solo moo ngoog yàlla ne ko nag comme yow def nga acte de courage bii et de bravoure et de patience bu rëy bii léegi nag man jaxal naa la man yàlla jaxal naa la présenté naa la samay condoléances waaye am na lu ma indaale ñu ne ko yàlla loo indaale mu ne indaale naa alkawsar nag mbokk yi premier sensu kawsar wax naa la ne la mooy benn dex bu nekk ci biir benn fleuve bu nekk ci biir aljanna yonent bi mooy toog ci digg bi sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar toog ci ndeyjooram Omar nekk ci càmmoñam Ousmane nekk ci ginnaawam Seydina Ali nekk ci beneen côté bi ñu wër ko muy juróomi jëmm yi nga xamante ni ñoo gënal yàlla ñoom ñooñu noonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy tànk di jox saxaaba yi ñoom ñuy tànk di jox julliti kun jox nga naan ci kawsar dootoo mar yàlla nañu yàlla nandalal ca kawsar yàlla nañu yàlla nandalal ca kawsar yàlla nañu yàlla booleek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak Abubakrin ak Uthman ak Aliyun ak Umar ibnul Xataab radiyallahu anhum ajmain ñu bokk naan ca kawsara naan goo xamante ne suñ ca naanee dootuñu mar ba yowmal qiyaama ndeysaan waaw kay kooku mooy premier sensu kawsar mooy le sens premier deuxième sens bi wax naa la ko mooy dafa am aqal xalil kasir akthar léegi nag après akthar amul woon lu ci tegu yàlla moo indi kawsar mooy ñëw après akthar dégg ngeen wax ji kawsar mooy ñëw après akthar superlatif su jeexee ci bari waay ci nombre wala quantité wala qualité wala volume superlatif bi su jeexee kawsar la yàlla indi kawsar moo tax kawsar lu garaaw la léegi nag kawsar soo xoolee dëgg wird tijaan dafa bokk ci liy dëggal ne yàlla jaxal na yonent bi wax naa leen sànq il faut que ñuy déglu histoire yi ni mu doxee loolu mooy tax nga mën a comprendre tey démb mooy tey Seydina Muhammad dama ne faatu na waa Màkka yëpp daat ne kii du yonent su ko yàlla yónni woon bu nekkoon te moom nee na yàllam ji mooy rayaate lu tax mu bàyyi ba bisu tabaski mu rey doomam ji te doomam ji xale bu ndaw la xanaa yàllam ji waroon naa am yërmande même suy rey sax mu bàyyi ba mu dëgër deuxièmement mu ne ñu ne ko yonent bi comme su faatoo tey bis ni ke tey du faatoo jeex na on va l'oublier kenn dootu ko fàttaliku kenn dootu ko tudd yàlla ne déedéet inna a'taynaaka al kawsar jox naa la li ñuy wax kawsar moo tax am na aarifiina billahi yu bëri bi ñu gisee Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu njabootam yëpp mu dajale leen tënk leen ci ñu sax di bëgg rasulullahi te duñ ko yemale kenn di ko fonk te duñ ko yemale kenn def ko muy seen référence ultime ci lañ wax ne kawsar bi yàlla duñ junj ci alquran mooy Cheikh na Ahmed Tidiane ak njabootam mooy lan mooy ñi nga xamante ni yàlla moo leen tànn ñu war a sax di tudd turu yonent bi ba yowmal qiyaama te du may expliquer léegi di ngeen comprendre li ma leen bëgg a wax Cheikh Tidiane fi mu ne nii am na lu ëpp ñetti téeméeri million taalibe ci kaw suuf
près de 300 millions de disciples dans le monde te disciple bu xëy dina def téeméeri salaatul fatihi salaat fatihi bu ci nekk dina tudd turu yonent yàlla Muhammad su paree dina def wasifaam juróom fukk def 12 jawharatul kamal donc da ngay gis ne téeméeri salaatul fatihi ak 50 salaat fatihi ci wasifa bi mu nekk 150 ak 12 jawharatul kamal mu nekk 162 salaatu ala nabi chaque matin su ngoon jotee tàkkusaan jotee dinañ defaat yeneen 100 su timis jotee dinañ defaat yeneen 50 ak yeneen 12 jawharatul kamal mu nekkaat 162 matin 162 soir te lii mooy ñi nga xamante ni dañuy wér di rek yam ca di wasifa rek yam ca bokkut ak ñi nga xamante ni fi ne ni ba ñu jëlee wér di ba tey ñoo ngi sasoo juróomi téeméer salaat fatiha ñii ñoo ngi saxoo 1000 ñii di def 12000 par jour ñii di def 100000 par jour ñii di def 1 million par jour ñii di def 10 millions par jour ñii di def 100 millions par jour ñii di def 1 milliard par jour am na ñoo xamante ni toll nañ ci maqaama yoo xamante ni heure bu ñu noyyee rek def nañ 1 million salaat fatiha heure bu ñu noyyee def nañ 1 milliard salaat fatiha am nañu toll noonu nit ñi yamuñu Cheikh Alxaaji Omarul Fuuti mii wala teema bàyyi ba suba ma feeñal loolu Cheikh Alxaaji Omarul Fuuti baax na nañu bàyyi ba suba waaw incha allah dinaa leen wax ne leen nit ñi yamuñu nañu waxante dëgg nit ñi yamuñu yàlla moo bind wuutale il faut le savoir kenn ku ci nekk dama ne salaatul fatih yi taalibi cheikh yépp di def lépp yonent bi ko moom kon amul kenn ku ëpp lu muy tudd yonent bi ak lu muy julli yonent bi ci Cheikh Tidiane ak njabootam ci kaw suuf amul loolu vérifier leen ko xool leen ban organisation ban mouvement ban tariqa ban mbooloo moo am plus de 100 millions de disciples rek wala 200 millions de disciples wala 300 millions de disciples bis bu nekk ñu def lim bi ci salaat fatih amul ci kaw suuf te gis nga Cheikh Tidiane dafa dem sax ba jéggi salaatul fatih bi waaye dana listighfar bi jox leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam salaatul fatih bi jox leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa ilaha illallah bi sax bi ngeen di def jox leen ko yonent bi hadratul juma sax nga xamante ni laa ilaha illallah ak allah kese lañ ciy def cheikh nee na jox leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo leen paree loo leen di def hazihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasulallah cheikh nee na loo leen liggéey joxal leen ma ko soo mam muy hadiyaam muy dëggal ne gars yi waa Màkka ñoo waxoon ci 6e siècle 570 ñoom ñoo waxoon ne yonent bi dafa amul héritage dafa yara dal ñoo waxoon ne yonent bi kenn dootu ko tudd waaye xool leen dem nañ ba 1735 yàlla feeñal ci jamono doomu yonent bi surtout yonent bi koo xamante ni dafay tarbiya ay njabootam ñoom fu ñu sax bis bu nekk ñu sax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yaakaar na c'est très clair adduna bi yëpp xam nañ ko waaw kay ma ngoog léegi kon kawsar gaa yi xaqiqa yi ñi yàlla defal fatxu ba ñu xam li xew dañoo wax ne manifestation kawsar bii ci alquran inna a'taynaka al kawsar waxoon naa la dafa am aqal qalil kathir akthar minimum peu beaucoup plus que après plus que mooy kawsar nag yàlla xam lu mu doon kawsar boobu gaa yi nee nañu gaa yi yàlla yi nee nañu mooy Cheikh Tidiane ak njabootam ndax bari lu ñu julli ci yonent bi ak cofeel gu ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te amul benn limite wax naa la ne la spécificité Cheikh Tidiane du bëgg yonent bi rek déedéet loolu mook ñëpp ci yam mook jullit yëpp ci yam mook nit yàlla ci yëpp ci yam mook sofiyanke yëpp ci yam waaye Cheikh Tidiane spécificité mooy bëgg gi mu bëgg yonent bi ba noppi transmettre cette même mahabba à tous ses disciples et dans toutes les époques du ñoom bokkaloon jamono rek ñoo jeex ci yonent bi déedéet soo demee ci jamono ji noonu bu subaa dinaa ci ñëw incha allah avec l'exemple de Cheikh Alhaaji Omar al Fouti radiallahu taala anhu aywa mbokk yi kon ñu dem kon kawsara ngoog leer na inna a'taynaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar yàlla nee na ko woon ñoom ñii wax ni yow doo am njaboot doo am doom doo am ku la fi wuutu doo am kuy tudd sa tur di la màggal di la fàttaliku yàlla nee na leen ñoom ñooy fen waxuñu dëgg Cheikh Tidiane nag moo dëggal ci jamono ne leen yéen ñooñu doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam
turam dootul yëkkatiku dañ koy fàtte il sera un oublié parmi les oubliés dans les oubliettes yéen a ko waxoon ci yonent bi aujourd'hui yonent bi c'est l'homme dont le nom résonne le plus dans le monde avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ku ne laa ilaha illallah rek ne Muhammad rasulullah xoolal démb tubaab bi France gii yëgle nañ ne tur yi tubaab yi gën a bëgg fi mu ne nii ci at mii nii mooy Louise ak Emma waaye à partir de 2017 bi 20 noms yi gën a am doole fii ci France Muhammad dugg na ci démb lañ ko wax bi may julli fajar laa koy dégg ci LCI 20 noms ñaar fukki tur yi gën a bëri ci France Muhammad bokk na ci à partir de démb bind leen loolu waay noté leen loolu sëñ Khalifa Jaxate noté bindal loolu message bind ko commentaire je veux dire noté loolu neex na message image la loolu kii la bu neex nouvelle bu neex la dama ne tur yi gën a yu tubaab yi gën a bëgg ren mooy Louise ak Emma waaye à partir de cette année parmi les noms yi gën a bari ci France parmi les 20 noms yi gën a yaatu ci France gën a ëpp doole ci France Muhammad dugg na ci man leen yéen xam ngeen li xew sax gis ngeen li xew ci kanam tuuti doota leen fi déggul dul ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi duñ toppee loolu fii la ñuy fanaan léegi nañu dem ci thème bi dama ne wird Tijaan entre te xalli ak te xalli ak te jëlli ñett yi dans l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wirdu wii ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox niñ ko rabbee ni ko yonent bi rabbee teg ko ci loxoom Cheikh Tidiane di ko jox képp ku ko sàkku di góor di jigéen di mag ndaw di ku jub ku dëng ñii wirdu wii mi jox ñëpp jaami yàlla yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw wirdu wii niñ ko rabbee ban relation la am ak bëgg rasulullah loolu doo ko bëggee xam il faut nga xam li ñuy wax taxalli ak en Inde c'est le nom le plus donné aux enfants c'est une information en France mar bindal ne bokk na ci 20 noms yi ñu gën a jox xale yi fii en France à partir de démb tey ci fajar lañ ko wax tey lañ ko wax waaw loolu yokk ko macha allah ndeysaan waaw barikàlla waaw jërëjëf waaw Muhammad daa neex waay Muhammad xoolal tur woowu Muhammad dafa neex Muhammad tur wi doo koy tudd rek mbég gi muy def ci yow doo koy tudd rek sa kanam day leer da ngay rafet ci saasi même bu dee da ngaa ñaaw ba mel ni man da ngay rafet ci saasi da ngay xoromu waaw da ngay Muhammad ndeysaan Muhammad waaye moom it day gaa yi cheikh yi ñoo ngi koy tudd de Muhammadinil Fatih rek waaw kay ma ngoog léegi il faut que ñu xam lan mooy taxalli lan mooy taxalli ak lan mooy tajalli ñett yi mooy secret tariqa tijaan ñett yi mooy wane doole rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñett yi moo tax salaatu fatih ku ko jël di ko jëfandikoo da ngay mujj jeex tàkk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam te dootoo yamaleeg yonent bi benn mbindeef ci kaw suuf waaye ci ngay doxee nag fonk Cheikhu Tidiane parce que Cheikhu Tidiane ci ngay comprendre nekkate moom moo la xiir ci nga bëgg ki jara bëgg mooy rasulullahi waaw loolu il faut gars yi xam ko ñu bëri dañoo yaakaar ni gars yi dañoo léeg-léeg sax dañuy jël cheikh jiital ci kaw yonent bi wala cheikh di expliquer yéen déedéet mais sëñ bi am na loo xamante ni doo koy wut mënoo koo am nga jaar ko fu nekk mënoo koo am ba nit jàpp la jël sa loxo bi ba yóbbu la ci loolu xanaa di nga ko wax merci soo réeree ba nit gindi la ba teg la ci yoon xanaa di nga ko wax ne ko jërëjëf waaye kii rek puusum oto li ci ëpp koo dimbali ci oto puus ko ba mu daw li ci ëpp sax du la tàllal loxo day dem parce que jàpp na ni su taxawaatee day gaarewaat day paanaat day ngirowaat waaye boobu baaxul
nit su la defalee lu baax da nga naan ko jërëjëf. ñun cofeel gi ñu am ci Cheikh na Ahmad Tidiane xam nga lu ko waral mooy moom xiir gim ñu xiir ak yar gim ñu yar ak tëbb gim ñu tëbb ak branché gim ñu branché ñun ñëpp ñu bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam di ko di julli ci moom di ko sopp di ko topp ba mujj découvrir xam ne moom du morom benn góor moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waa léegi lan mooy taxalli c'est très simple ay termes la yoo xamante ni gars yi léegi-léegi dañ koy nappaatee lu leer laa leen di wax sëñ Mor nag moo tax ñu bëri ci yenn waxkat yeeg duñu sawar ci ay waxam parce que yi gars yi jël di ko compliquer di ko ñàngal di ci nappe sëñ Mor da koy jël leeral ko ba mu woyof toll ñëpp jël jariñu jàmm ne ñooy alquran di yàlla wàccew ko pour réeral ñu xam-xam yi ñuy prôné gars yi di ko jël di ci jéem a nappee nit ñi di indi ay termes ak ay jargon ay explication te fekk lu simple la loolu mag ñi sampuñu ko pour réeral nit ñi wala pour nekk au-dessus des gens déedéet c'est pour comprendre l'essentiel c'est comprendre moi ce qui m'intéresse c'est que ki may waxal mu comprendre li may wax gis nga léeg-léeg am na ñoo xamante ni tajalli da leen di tiital da leen di jaaxal tajalli luy tajalli waaw tajalli mais lan mooy tajalli ñëwal sëñ Mor mu leeral la ko bu gaaw bu yomb nga dem sa yoon xam te xamin bu baax la koy jox mooy xamin bu lay jëriñ àdduna ak alaxira bokkut ak xamin bu lay dofloo ak di lay xiir ci ngay yaakaar ni yow dara ngaak wala da ngay gis dara wala da ngaa àgg fenn fi déedéet xamin bu lay wàcce delloowaat la ci sa bopp nga xam ni yow doo dara lu dul jaamub yàlla mooy dëggi xam-xam nit day xam boppam pour mu mën a xam boromam. waaw kay lan mooy taxalli su la neexee neel rek mooy astaghfirullah waaw léegi noteel loolu neel taxalli mooy astaghfirullah pour mu simple su ma paree ma expliquer la nan la taxalli nekkee astaghfirullah ci tarixa tijaan laay wax de parce que li tax ma def waxtaan wi xam naa ko bu baax dama ne kenn warul wax xorma yonent bi ak respect ci yonent bi ak mbëggeel ci yonent bi te doo tudd Cheikh na Ahmad Tidiane loolu faute mënu ko ëpp ndax moom ni mu bëggee yonent bi fonkee ko yonent bi respecté ko yonent bi amul ci morom waaye sekkereem dëgg du ñàkk gëm ci ñàkk morom mooy ni mu fexee ba ay taalibeem yëpp fonk yonent bi bëgg yonent bi sopp yonent bi te jiitaluñu kenn ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu il faut ngeen noter loolu c'est très 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 important dama ne lan mooy taxalli neel taxalli mooy astaghfirullah astaghfirullah waaw ñu bëri tamit dañuy wax astafurlah baaxul astafirullah baaxul kenn du ko wax kenn du wax astafirullah astaghfirullah soo mënta wax astaghfirullah waxal astaghfirullah bokk mu tane mais astafirullah kenn du ko wax waaw jarul mettil waaw jarul commercialiser parce que ñun xam-xam yi ñu am yàlla moo ñu ko jox moo ngi ko jaarale ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam muy aynul maarifi mooy ndàmb mooy jëmm xam-xam yëpp daf ko joxe gratuitement Cheikh Tidiane dafa joxe xam-xam yi gratuitement ñoom laaju ñu lu dul cofeel ñoom cofeel rek la ñuy laaj le prix que tu dois payer mooy cofeel mais du leen kon kenn war ko commercialiser mais loolu moo tax ñëpp réer de garaawal ay terme moo tax xale yu bari dof fi mu ne ni rakkaaju yaakaar ni dañoo àgg fenn fekk ñoom jugaguñ sax commencé guñu tey terme yu simple la doo leen explique danaan waaye nekkati lii la nekkati lii mooy suluk lii mooy tarbiya lii mooy fanaaw lii mooy baqaaw moo tax incha allah semaine bii di ñëw suñu génnee ci journée Cheikh Omar bi terme yooyu laay bëgg a indi leeral ko lan mooy suluk lan mooy tarbiya lan mooy fanaaw lan mooy baqaaw lan mooy saxwu lan mooy maxwu lan mooy maxqu lan mooy saxqu lan mooy fanaa'ul fanaa'i lan mooy xadratul qudsi bi gars yi di nappaatee gis nga dinaa ko leeral ba ngeen xam ni loolu lu ñu mën a comprendre la rapidement wax leen nan lañ koy dundee nan lañ cey doxee ñëpp noppalu waaw taxalli waaw astaghfirullah waaw h bii de moom doo ko defaroon moo gën def ci gh moo gën astagh waaw au moins wala nga def ci x mu tane astagh
mais pas h waaw h bi du baax waaw ci astaghfirullah bi taxalli ñaari l la taxalli waaw kay kon taxalli mooy astaghfirullah jàppal loolu ñu avancé dem suñu yoon léegi nga ne ma lan moo ci topp mooy taxalli mooy laylatul qadri xayrun xaboobu mooy taxalli mooy bismillahi rah xaboobu mooy taxalli d'accord bi ci des mooy tajalli a'udhu billahi minash shaytanir rajim tajalli ñett yooyu la léegi wax naa la ne la taxalli mooy astaghfirullah d'accord léegi taxalli neel mooy salaatul fatixi wala salaatu ala nabi jeex na taxalli mooy salaatu ala nabi léegi ban moo ci des tajalli mooy laa ilaha illa allah jeex na incha allah dinañ ko xool waaw kay bismillah sëñ Aliou Diop moo ngi laaj nee na Cheikh Tidiane kan la mujjee jox wérd waaw ku ci xam dara mu tontu ko kan la mujjee jox wérd waaw xam dañuy seet ndax jinne la wala malaayika la ba noppi wala nit la wala mag la wala ndaw la ba noppi soog a seet kan la waaw kay c'est bien écrit Mar macha allah waaw kooku de dégg ngeen question bi mbokk mi laaj Cheikh Tidiane kan la mujjee jox wérd salaatul fatixi waaw ku ko xam tontu incha allah en commentaire yàlla nañu yàlla dimbali lan mooy taxalli mooy astaghfirullah lan mooy taxalli TAHA2LI taxalli mooy salaatul fatixi tajalli mooy laa ilaha illa allah jeex na lii mooy wérdu tijaan wérdu tariqa tijaan mooy laazim ak wasifa xadaral juma ñett yi rek la taxalli ak tajalli jeex na waaw tajalli mooy laa ilaha illa allah taxalli TAHA2LI moom mooy salaatul fatixi loolu bindoo ko Haj Mar waaw wala bind nga ko waaw taxalli mooy salaatul fatixi gis nga lii doo ko comprendre jeex na ci ngay comprendre dooley wérdu wi ci ngay comprendre dooley Seydina Muhammad mi tax ñuy waxtaan tey jii yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moo tax ñu bëgg ko ñu sopp ko ak wérdu wi nan la lay yaree ci nga bëgg yonent bi sopp ko topp ko te doo ko yemaleeg benn mi def ci kaw suuf acca ñu su loolu leere rek baax na taxalli mooy astaghfirullah taxalli mooy salaatul fatixi tajalli mooy laa ilaha illa allah maar bindal taxalli su ko defee ñu avancé taxalli mooy laa ilaha illa allah waaw mooy salaatul fatixi li ma uxliqa waaw kay léegi suñu neexee ñu expliquer ci beneen façon bu gën a simple neel taxalli mooy astaghfirullah neel mooy sangu taxalli mooy salaatul fatixi mooy parfumé wu tajalli mooy sol yére muy laa ilaha illa allah jeex na waaw taxalli mooy astaghfirullah mooy sango taxalli mooy sol yére mooy salaatu fatixi loolu laa bëgg a wax salaatu fatixi moo ngoog waaw góor maar jërëjëf tajalli mooy parfumé wu jeex na yaakaar naa yéen a ngi bëgg a dégg li may bëgg a wax de yéen a ngi bëgg a dégg li may bëgg a wax lan mooy taxalli ma ne la mooy astaghfirullah mooy sangu ba set sangu ak sa saabu taxalli mooy nga sol ay yére tajalli mooy nga parfumé wu c'est les trois dimensions les trois composantes
du wird Tidjane, le takhalli, le tahalli et le tajalli. Le takhalli, c'est quoi? C'est astaghfirullah. Astaghfirullah, c'est se laver, c'est se purifier. Le tahalli, c'est la salatul fatihi. C'est l'ensemble des boubous que tu portes. Des boubous spirituels, je veux dire. Tajalli, c'est le parfum. C'est ce que tu dégages. C'est ce que tu dégages comme odeur qui va attirer les gens qui connaissent les bonnes odeurs. Donc le wird Tidjane, c'est ça. Takhalli, astaghfirullah. Purification. Tahalli, c'est les beaux habits que tu portes. Tajalli, c'est le parfum qui se dégage de toi. Que tu dégages. loolu bu leeree baax na ma dolliwaat taxalli mooy astaghfirullah di sangu di purification di reconnaissance de faiblesse de méconnaissance gis nga jóge foofu daal di soobu ci taxalli nga sol ay yére daal di jóge ci yére ya daal ne il faut que ma parfumé wu ndax dafa am ku ma war a waxal muy Allahu jalla wa ala muy tajalli ok léegi pourquoi taxalli ak taxalli ak tajalli pourquoi taxalli ak taxalli ak tajalli pourquoi taxalli parce que da nga am ay bàkkaar parce que tu as des péchés parce que tu as des défauts parce que tu as des manquements parce que tu as des tares parce que tu as des doyadi parce que ba tey jii am na yoo xamante ni jàppoon nga dañ fer nga ci te feroo ci parce que ba tey jii yow ci carte d'identité yi ak say at tu es majeur parce que tu as plus de 18 ans ou bien tu as 18 ans mais spirituellement tu es toujours un mineur parce que tu fais toujours les bêtises des enfants. tey mu neex de d'accord incha allah dinaa ci ñëw léegi waaw dinaa ci ñëw léegi différence dans le wird Tidjane incha allah maa ngi koy noté Samba Tall Sène waa ji moo ngi suivre bu baax a baax incha allah yéen ñëpp yéen a ngi koy lire waaw dégg ngeen li mu bind nee na ndax dafa am différence ci biir wird Tidjane ndax wird bi c'est pas un wird unique ndax am na différence ci nan la tudd loolu la bind ci taalibe ñeseen yi Baay Ñas yi ak waa Thiès waa Tiwaawan waa Fuuta waa France waa Amérique waa Faas dinaa ko tontu léegi incha allahu taala dinaa ko tontu léegi damay daaneel ci taxalli tajalli taxalli su ko defee ma ñëw ci question yi incha allahu taala ma ngoog jërëjëf nii laa ko bëggee laaj leen lu leen neex ndax man lu ma xam tontu lu ma xamul ne xaw ma ko lu ma xam tontu lu ma xamul ne xaw ma ko gëstu jiwaat joxaat leen rendez-vous indiwaat bu dee keneen xam na tamit jox ñu bokk séddoo mu jeex lii rek la maam Alaaji radiyallahu anhu seen maam ju baax ji bañ ko laajee ne ko lu tax doo tëju comme sëriñ si mu ne man lu ma tëju lu ma nit laaj su ma xamee tontu ko su ma xamul ne ko xaw ma ko lu ma lit ñaan laaj ma ko ci alal su ma amee jox ko su ma ko mul ne ko toogal xaar yàlla su yàkkamtee ma ne ko tàllal ma ñaanal la jeex na lii rek la te sëriñ si lii rek tax ñuy tëju question ak laaj xaalis kase yi ci des nag c'est personnel que wéradéeg que nekk ci ngant ak que dugg ci xalwaak loolu mbiru yàlla la yàlla nañu yàlla sutural incha allah dinaa ci ñëw léegi incha allahu taala aywa bismillah kon taxalli parce que da nga am ay défaut da nga am ay manquement da nga am ay doyadi moo tax nga dem ba comprendre ne yow ñemewoo sol mbubbu rasulullah ndax salaatul fatiha mbubbu yonent bi la moo tax nga ubbee alquranul karim muy fatihatul kitab daal di def astaghfirullah ngir fóot sa bopp ci say bàkkaar
ci say doyadi, ci say manquement, ci say taar, ci say défaut, ci say défaut juróom-ñaari défaut yooyu nga xamante ni moom la Cheikh Umarul Fuuti wax naa njóogu keroog ne ko texte bi ma produire ci journée Maam Alaaji ren bii na nga ko publier ndax Cheikh Umar wane na ci juróom-ñaari jikko yi nga xamante ni ku ko am doo àgg ci yàlla mukk mooy juróom-ñaari taar juróom-ñaari défaut yi nga xamante ni mooy bloqué nit ki ba doo àgg ci yàlla te loolu yëpp ci xol lay nekk nga ne astaghfirullah yàlla jéggal la nga set wicc ci say bàkkaar ba nga defee astaghfirullah nag loolu moo tax il faut que taxal lii am ndax ñemewoo dem di sol mbubbu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yow sangu woo ba set ñemewoo ko moo tax nga def téeméeri astaghfirullah ba nga defee astaghfirullah benn def beneen astaghfirullah def beneen astaghfirullah def beneen astaghfirullah def beneen astaghfirullah looy gën a def astaghfirullah di gën a set di gën a sell say bàkkaar di gën a wadd say défaut di gën a wàññeeku nga dem ba ma téeméer nga dugg ci 99 xadara yàlla yëpp muy 99 turu yàlla yëpp di 99 xadara yàlla yëpp nga dal ci nga dolli ci benn muy 100 nga dolli ci benn muy 100 muy ismulaahil azam muy tur wi ñëpp di wër waaw loolu incha allah loolu dina nekk waxtaanu bopp spécial mooy pourquoi ñuy def tijaan yi di def téeméer au lieu de 99 incha allah loolu dinañ ko leeral ci bés ci waxtaan aywa léegi set nga léegi tu as la capacité gis nga ñoom mbokk mi doon poser question bi scientifique bu mag la xam na ni ñoom am na ay njàng yun jàng ñoom dañ leen defal lu ñuy wax cours préparatoire France fii am na ci ay écoles yoo xamante ni mënoo jóge Sénégal am bac même bu dee S1 nga am avec mention excellent très bien xaw ma la da ngay dem defi prépa benn at wala ñaari at wala xaw ma ñaata at mais am na matière yoo xamante ni kenn du ci dugg lu dul da ngay def cours préparatoire mooy astaghfirullah léegi nag comparé nga fi mu ne nii jël nga rythme bi set nga yàlla setal na la bokk setoo yàlla setal na la léegi nag nga daal di mën a am nag autorisation pour tudd turu yonent bi kon yow lii wane yonent bi ku am doole ngi nii kilifaa ngi nii mooy yow ñemewoo sax tudd turam te sanguwoo ba set loolu moo tax ñu ne sax am na nitu yàlla yoo xamante ni kenn du leen nuyu te fekk yoroo njàpp ndax dañoo donn lii dañ ko donn ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xoolal dama ne la ci wérdu tijaan ñemewoo rek daal di ubbi rek daal di commencé di tudd yonent bi déedéet da ngay jéggulu yàlla fóot sa bopp sangu ba set waaw yàlla ngi yàlla fay ñun ñëpp barke alquran fóot sa bopp ba set reconnaître ne yow péché bàkkaarkat nga ku doyadi nga ko am ay manquement nga wax ko téeméeri yoon nangu ne yàlla moom kase moo la mën a fóot déggal la say bàkkaar raxas la amoo pexewu amoo capacité wu xëy rek tudd tur yonent bi amoo ko waaye da ngay tu es obligé nga daal di jaar foofu noonu ci douche boobu raxasu fa sangu fa fóotu fa ba set wicc nga ci ngay soog a am autorisation pour tudd tur yonent bi moo tax il faut gars yi respecté waat seeni wérd bu baax bu leen wérd ci mbedd yi bu leen wérd ci n'importe quelle place sooy wérd toogal ci suuf nga yaru aadaabu zikri yi yépp nga matal ko foo toll ab taalibe fu mu toll war na yor parfum yu mel nii foo toll laa wax ab taalibe fu mu toll war na di yor soccu bala ngay wérd nga jël sa soccu dugal sa gémmiñ yëpp sa bëñ yëpp nga commencé sa ndeyjoor fii ba mu àgg nga jël ci suuf ba mu àgg nga jël ca biir ba mu àgg nga jël fii ci suuf ci biir nga raxas ba mu àgg jël parfum xam nga parfum dañ ne parfumer sa gémmiñ mais gémmiñ gu ñuy parfum amul fenn yooyu gars yi dem di def yeneen affaire ñooy parfumer seeni gémmiñ pour kii mais parfum bi ngay jël nga def ko ci sa sikkim comme nii nga laal sa fii laal sa fii def sa loxo ci saa si da ngay gis climat bi nga nekk yow day changer su ko defee nga wane ni yaa ngi waaj a jëflanteeg waaju sell yaa ngi waaj a tudd waaju baax waaju màgg yaa ngi waaj a jaar ci moom ngir àgg ci buur bu tedd buur bu màgg waaw te ab taalibe fu mu nekk war na di yor parfum butéelu parfum bu ndaw war na di yor socc bala muy zikkar bala muy julli mu socc bala muy julli mu parfumé wu bala muy zikkar bala muy wird mu laal parfum ci sikkimam laal ci ay kanamam laal ci ay loxom c'est très très important ab taalibe tamit ab taalibe du am mukk benn kurus
ab taalibe lu mu bon war nga yor ñetti kurus laa wax ñett. benn kurus bi nga denc ko ngir soo gisee sa mbokkum taalibe mu amul kurus nga may ko benn kurus bi nga denc ko ngir sa kurus gi nga yor du réeree nga mën koo jël. ñetti kurus laa wax. ab taalibe chaque jour avant ngay wérd chaque jour laa wax avant ngay wérd bala nga jàng fatiha na nga wàññi sa per na nga wàññi sa kurus ba mu wóor ne mat na 100 nga soog a commencé wérd. yii c'est des dispositions à prendre loolu il faut ngeen noter ko bu baax di ko bàyyi xel. njóogu yooyu noter ko sëñ Amet yooyu noter leen ko commentaire leen ko nit ñi jàpp ko di ko bàyyi xel. yii ay dispositions yu mbokk yi war a jël. aywa bismillah. parfum dafa am solo de. julli goo laal parfum sax bokkut ak julli goo laalul parfum de. julli gi nga laal parfum mu ëpp tuyaa ba fopp. moo tax ku nekk war nga di yor parfum ci sa poche bala ngay julli nga laal. bu dee jàkka yi dañ fa war a def ay parfum balaa ngay julli nga laal bokkul de mook julli ko am jabar ak julli ko amul jabar bokkuñu de bokkul de. waaw loolu il faut mbokk taalibe yi xam ko gën cee góorgóorlu gën cee taxaw yàlla nañu yàlla dimbali. waa mbokk yi jàng yi jeexagul dama ne taxalli mooy astaghfirullah mooy fóotu. léegi nag am nga autorisation tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam. léegi gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon naa leen démb ne leen mooy ifadatika minka ilayka. yonent bi benn rôle rek la am mooy jël jaam yépp taxañ leen yóbbu leen ci yàlla subhanahu wa ta'ala. wa anna ila rabbika al muntaha wa anna ila rabbika ar rujaa. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. loolu la yonent bi war a réaliser ci jamono. dajale ñëpp jubal leen ñuy sukkal yàlla di sujootal yàlla loolu kase la. loolu moo tax tariqa tijaan tamit gis nga yar bin lay yar wax nan la ne la defal astaghfirullah parce que yow amoo garaatu tudd turu yonent bi parce que da ngaa manqué da nga am ay doyadi. kon defal astaghfirullah téeméer mu fóot la purifier la def ci yow ay onde positive def ci yow ay énergie spirituelle pour nga mën a jàkkaarloog rasulullah. gis nga rasulullah googu nga ñëw ñu ubbil la nga commencé di ko tudd jàng salaat fatiha di ko tudd ba caa nga ne waa man ndax yonent bi moo tax a jóg ñun la déedéet yonent bi jaaruwaay la rek. yonent bi fan la jëmee nga ne man ci moom laa bëgg a toog mun la ci yàlla laa lay jëmee. loolu moo tax soo defee téeméeri astaghfirullah muy taxalli nga sol téeméeri mbubbi leer léegi nag yonent bi ne la man fa ma lay yóbbu mooy sa borom. moo tax soo paree ci salaatul fatihi bi rek ñu la defal téeméeri laa ilaha illa allah gis nga kon tajalli dikk na. laa ilaha illa allah nag soo ci waaw insha allahu taala soo ci sóoboo kooku noonu nag moo lay ubbil buntu nag nga am la gaaye daan sàkku nga àgg ci yàlla subhanahu wa taala ba dootoo mën a def lu dul lu yàlla bëgg. dootoo wax lu dul yàlla bëgg. dootoo dem fu dul fu yàlla bëgg. dootoo bëgg lu dul yàlla bëgg. dootoo bañ lu dul lu yàlla bañ. looy bëgg yàlla looy bañ yàlla sa suba yàlla sa ngoon yàlla sa zahir yàlla sa baatin yàlla lépp ci yow day mujj a nekk allahu jalla wa ala. sa lépp yàlla nga ci sàkku sa lépp yàlla nga ciy xool sa lépp yàlla nga ciy déglu sa lépp yàlla nga ciy wax. yow foofu nag moment boobu nag ci ngay dugg ci li ñuy wax la vraie sincérité te vraie sincérité moo lay indi li ñuy wax vrai tawxiid. bokkut ak tawxiid yi ñuy wax nii de ay takk téere ak ay dem fii ak ay dugg ca léeg déet loolu yeneen affaire la. yooyu yeneen affaire la. tawxiid bii may wax mooy nga dem ba yow ci sa bopp da ngay fàtte sa bopp. yàlla rek fi nekk. te loolu li la koy may mooy nga sóobu ci géeju laa ilaha illa allah. ok c'est très important. gis nga mbokk yi incha allah bis dinaa ñëw comme ni ma leen ko waxee dina waxtaan ci tarbiya wusul suluk àgg ci yàlla maarifa fatxu kashfu hadratul qudsi yaa ngi dégg xam yàlla xàmmee yàlla gis yàlla yooyu yëpp dinaa ci def waxtaan spécial par benn laa koy jël di ko def ay direct incha allah. gis nga parce que gis nga li may wax nii am na ñoo xamante ne dañuy xëy rek tëb dem dali ca laa ilaha illallah ba. gis nga doo jaarul fii fóotu ba set sol yëre yonent bi soogu dugg ci xadara yàlla bi soo fa demee la nga fay jëlee du la neex. maa la ko wax moo tax ñu bari loolu moo leen sànk. waaye soo jaaree fii fóotu sol yëre yonent bi soog a dem ci yàlla loo laaj yàlla mu jox la.
parce que yàlla moom dong moo ngi mel ni nga bëgg a paase say yére dem ca ngénte la am ca koñ ba tibb foofu ay xal ñëw ne da ngay paase say yére xam nga ni say yére lakk na mbokk yi. mooy ku sóobu ci yàlla directement te jaarul ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku def suluk ci yàlla te jaaroo ci yonent bi yaa ngi mel ni ku dem jël ay xal ne da ngay paase ay yére déedéet xal doo bëggee paase say yére nooy def da ngay dem jël xal def ko ci fer à repasser te fer à repasser bi sax soo ko jëlee teg ko ci yére yi mu lakk nga wut benn morceau def ci ndox tooyal morceau bi jël fer à repasser bi teg ko ci mu atténuer tàngooru fer bi nga tufli ko ba xam ni kii fer bi am na dose bi nga bëgg tàngoor bi nga bëgg bi yam am na ko nga soog a jël teg ci kaw yére bi loolu mooy yëf yi de loolu mooy ta xalli ak ta xalli ak ta jëlli wuti nga xal def nga ta xalli wuti nga fer def nga ta xalli jël nga fer bi teg ci kaw yére bi mu rafet jaar yoon def nga ta jëlli jàng yi jeex na su leerul rek bind leen ma gën a leeral ñett yii nga xamante ni moo composé su ma waxee waxuma laazim kase de waaye lii moo composé le werd tijaan en général werd wazifa hadaratul jumaa yépp ak yeneen dog yi biir nekk ci biir tarixa bi nekkul lu dul moo ngi ci dox ci diggante te xalli ak te xalli ak te jalli te xalli te xalli te jalli lii soo ko xamee rek jeex na aywa bismillah kon ñu leeral nag léegi bien que war ngeen koo sentir war ngeen koo dégg war ngeen koo yëg lii nii ku ko dund di nga xam ni yow ci sa bopp ku doye di nga mooy astaghfirullah bi di nga xam ne yonent bi du moromu benn góor mooy salaatu ala nabi bi waaye di nga xamante ni yàlla rek a fi nekk mooy laa ilaha illallah gis nga lii nag doo ci saxee bis bu nekk ngay gën a reconnaître ne yow borom bàkkaar nga ku doye di nga bis bu nekk ngay gën a xam ne su dul yonent bi mënoo àgg ci yàlla bis bu nekk nga xam ne yow yàlla rek moom nga war a sàkku moom rek nga war a wut moom rek nga war a wut ngërëmam mais lii doo ci yàggee jeex na yow da ngay dem ba mujj daal di am li ñuy wax humilité astaghfirullah bi moo lay may humilité salaatu ala nabi bi moo lay may reconnaissance ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illallah bi moo lay may li nga bëgg mooy dellu ci sa borom xam sa borom àgg ci sa borom mos ci sa borom di dundee yàlla subhanahu wa taala lii mooy affaire bi kon yonent yàlla muhammad lii mooy darajaam ak cëram ak forceam ci biir tariqa tijaan tey cheikh nee na sax soo paree ci lii yëpp soo ko defaree ba mu àgg jëlaatal ma lépp nga joxaatal ma ko sama maam sallallahu alayhi wa sallam nga wax lan hazihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ja kon baax na jërëjëf sëñ Bay loolu rek laa bëgg man li ma intéressé wax naa ko ba tàyyi wallahi du pour ñu wax ne sëñ Mor dafa xam wala dafa aay wala dafa dégg wala dafa xam naxu wala dafa xam balaaxa wala dafa dégg fiq loolu intéressé wu ma xam nga lan moo ma intéressé mooy su ma waxee yow ba pare rek nga ne comprendre naa jeex na li ci des yëpp intéressé wu ma parce que loolu du mbir mi de du xam-xam de dégg naxu taxul nga ragal yàlla de dégg fiq taxul nga ragal yàlla de dégg tasawuf déggul taxul nga ragal yàlla de mën a tontu lu nekk mën a xam lu nekk taxul nga àgg ci yàlla de loolu du yàlla du gërëm loolu ci nit ki yàlla li muy gërëm ci nit ki mooy dëggoom ak sincérité am ak jaamu gi mu koy jaamu te moom dong moom borom bi tabaraka wa taala mu def ko xam-xam bi ngay joxe tamit soo koy joxe wala nga koy kii pour nit ñi ne da ngaa taxaw da ngaa aay yow da ngaa maîtriser hadis yooyu loolu mooy nekk sa fay te loolu du fay parce que du ëllëgee yow man xiyam doo ko gis man ce qui m'intéresse mooy soo ma dégloo ba pare rek nga ne comprendre naa jërëjëf macha allah mbokk yi nee nañu comprendre nañu comprendre taxalli tajalli comprendre lépp luy tariqa tijaan lépp luy tasawuf ci ngay comprendre li ñuy wax fatxu ci ngay comprendre li ñuy wax fanaaul ci ngay comprendre li ñuy wax baqaaw ci ngay lii doo ko comprendre c'est les bases fondamentales de la tariqa tijaniya soo ko comprendre mënoo comprendre dara ci biir da ngay réer xamal luy taxalli muy astaghfirullah xamal luy taxalli mooy yére yi ngay sol muy salaatu fatihi xamal luy tajalli muy laa ilaha illallah mu jeex xam nga lan la mbokk yi xam nga lan la li am solo mooy gis nga taxalli gis nga moo bi dama ko indi parce que gars yi noonu lañ koy indee mais soo xoolee taxalli mooy setal mooy dindi
wéetal setal waaw mooy taxalli comme par exemple tey ji yére bi taq na tiir wala taq na soow nga def ko ba mu tàqalikoo ak soow mi ba mu tàqalikoo ak tiir bi ba mu tàqalikoo ak goudron bi loolu mooy taxalli moom mooy se parer taxalla mooy se parer PARER mooy nga takk or takk ay wurus nga solu ay manteau ay yére loolu la tajalli nag moom la ñuy wax influx wala théophanie benn branchement la buy jóge ci yàlla di ñëw ci yow benn manifestation divine la buy jóge ci moom yàlla ñëw ci yow waaye li tax wérdu tijaan am doole mooy soo defee taxalli def taxalli yow sa manifestation divine bi du ñëw ci yow directement mais ci rasulullah lay jaar loolu xam naa ne ku mel ni sama mbokk mi di Pam Ndongo Doucouré moo koy gën a comprendre dama ne courant bi am na foo xamante ni doo ko fa jëlee sëñ bi dina la lakkaale say njaboot yëpp waaye am na yaakaar naa fu muy jaar ñu segg ko transformer ko wàññi dooley courant bi ba mu mën a egsi te du lakk sa télévision du lakk sa portable du lakk sa benn élément du lakk sa dara loolu jéglu mooy affaire bi donc mooy li ma waxoon sànq ci xal yi soo juumee ba jël say xal ne da ngay passer say yére jël xal yi rek sotti ko ci yére yi yàqu nga moo tax il faut nga jaar ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy faire à repasser bi ba yére yi du lakk waaw kay gis nga soo comprendre taxalli nga xam ne taxalli mooy lan amoon nga ay yére yoo sol summi nga ko ba mu set waa léegi summi nga ko ba set futteeku nga ci yére yi ba sangu ba set sangu nga xam nga sangu nga ci astaghfirullah waaye léegi bi nga ñëwee taxaw ci buntu bi da ngaa gis ni yow solotoo benn yére tu es nu da ngaa summeeku léegi nag nga ne waaw man mënumaa taxaw fii ci nit ñi te soluma yére ñu ne waaw góor transformateur mooy ci arab moom la ñuy wax muhawwil jërëjëf xam naa ne soo fi nekkoon rek mu gën a leer dama lay jox rek nga expliquer ko leeralal ko jàng yi jeex gaa yi xam ni doo seen morom waaw ndeysaan yow yaay wat sëñ bi jërëjëf Doucouré ma ngoog summi nga yére yi nga soloon nga ne waaw man sangu naa ba set te fi may dem mais man awma yére yu fay dem man je suis nu awma yére ñun la solal yére yonent yàlla Muhammad ñu ne ko waaw ñaata yére la nga ne ñaata yére la ñu ne la ñeenti yére la mooy alfatixi lima ughliq mooy benn yére bi ñaareelu yére bi mooy alxaatimi lima sabaq ñetteelu yére bi mooy naasiril xaq bil xaq ñeenteelu yére bi mooy walhaadi ila siratika al mustaqim incha allah su may def waxtaan ci suluk dinaa leeral nan ngay solee ñeenti yére yonent yàlla Muhammad yi pour mën a àgg ci yàlla maa la ko wax parce que ku sangu ba noppi sa yére yu tilim yi nga soloon yére yu am huile am xawma lan am lan nga summi ko ba noppi dootoo ko sol léegi nag tu es nu nga ne ndax damay solaat sama yére yi ñun la déedéet yére yi ku ko summi waratoo koo sol ku wàcc ba noppi doo lekkaat ku dëgg xal doo dëggaat sa tànk nga ne waaye yéen yére laay sol Cheikh Tidiane ne la demal sol yére sama yére maam nga ne ko ñaata yére la mun na ñeenti yére la am na tubay am na jiital am na dara am na manto kii mooy fatix lima ughliq kii mooy xaatimi lima sabaqa kii mooy naasiril xaq bil xaq kii mooy alhaadi ila siratikal mustaqim ñeenti yi nag doo ko solee rek daal di nekk Muhammad ci saasi te Muhammad rek moo mën a àgg ci yàlla waaye dégg ma waay gaa yaa ngi tax may bëgg a anticiper waxtaan wi sax dama ne Muhammad rek moo mën a àgg ci yàlla ku dul Muhammad mënoo àgg ci yàlla ku dul Muhammad mënoo wax ak yàlla ku dul Muhammad mënoo dégg yàlla ku dul Muhammad mënoo gis yàlla ku dul Muhammad mënoo sentir yàlla ku dul Muhammad mënoo am dara ci yàlla soo koo mënti doon soo dul Muhammad soo demee xadara yàlla bi dàq la ndax xadara yàlla bi mënul recevoir xamul benn badge la badge boobu reconnaître ku dul Seydina Muhammad ñoom Samba Tall ñi nekk ca
usines yu mag ya ñoom sëñ ndongo ñi nekk ci chantier yu mag ya ñoom sëñ Bay Fall Njaay ñi nekk ci quincaillerie yu mag ya ñoom Mouhamed Dia ñii nekk ci la défense nekk ci entreprise yu mag ya ñoom xam na ni bala ngaa dugg il faut nga budget boobee dama ne benn xadara yàlla bi subhanahu wa taala benn badge rek le reconnaître mooy badge sayyiduna Muhammad sallallahu ay waay njóogu mboot bindal lii xadara yàlla bi reconnaître rul lu dul benn badge muy badge rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax soo solul yéreem sol ay jikkoom yor jëmmam soo ñëwee ñu dàq la ñaata nit yàlla ñoo jéem a dem ne dañuy demal seen bopp dàq nañ leen ne leen dellu leen ngeen dem solo yëre yonti yàlla Muhammad loolu moo tax gaa yi ne kenn mënta àgg ci yàlla te si karoo salaatul fatixi loolu junju la mooy solo mbubbum fatixi li maa uxliqa mbubbum xaatimi li maa sabaqa mbubbum naasiril xaq bil xaq mbubbum hadi ila siraatal mustaqim su boobaa nag ci saasi ñu transformé la def la Muhammad boobu nag moo mën a àgg ci yàlla loolu moo tax Cheikh Tidiane benn taalibeem du àgg ci yàlla benn taalibeem maa ko wax benn taalibeem yëpp di Cheikh da leen a jël dugal leen ci biir yonent bi moom mooy àgg ci yàlla bind leen loolu wax leen maa ko wax kenn du dem ci ñoom waaye loolu yéen xam ñi tukkiwul ñoo xam loolu xanaa xam nga am na lu ñuy wax escalator xanaa loolu xam nga ko xanaa xam nga li ñuy wax ascenseur diñ ci yéeg di yéeg yow déedéet da ngay yéeg bés fa nga bëgg a jëm ascenseur baa lay yóbbu ba nga àgg Seydina Muhammad ñun mooy suñu ascenseur Cheikh Tidiane day jël taalibeem yëpp sànni leen ci biir ascenseur boobu ñuy wax Muhammad Rasulullah moom dong moo mën a dem ca yàlla lii waxtaanu boppam la de xam ngeen ko de incha allah yàlla dinañu dimbali ci yërmandeem ñu def journée spéciale waxtaan ci suluk ak wusul àgg ci yàlla ak tarbiya ak tarxiya ak tasfiya ak tazkiya ak fanaaw ak baqaaw leeral ko ba ñëpp noppalu gaa yi noppalu waaw kay kon mbokk yi bu dee leer na mën naa yem foofu ci waxtaan wi inna a'taynaakal kawsar bi leer na ñu yem foofu bu dee war a faanaa laka dikrak bi leer na mooy tur yonent bi dootul arrêté mukk ba faw dañ koy tudd ci ñu koy tudd yàlla am na ñu mu programmé def leen ay robot mohammédien bindal loolu waay loolu neex na ay robot mohammédien yoo xamante ne amuñu benn rôle ci àdduna lu dul di julli ci yonent bi mooy ñun ñi gis nga li may wax xaw naa kii tuuti waaye mooy xaq mooy réalité bi parce que yow mii di wax ne ñoom kat ñii nee na ñoom dong ñooy robot yi mohammédien yi waaw yow di ngay julli ci yonent bi mais léeg-léeg rek su sa yaram tàngee soo kontaanee su la neexee soo bëggee wérd rek ngay julli ci yonent bi ñun nag obligation la ci ñun dañoo jaayante dañuy sax di julli ci yonent bi ba keroog ñuy dee mooy jël wérd dinaa leeral loolu lan mooy jël wérd mooy jaayante ak yàlla ne ko sa sang bii sa soppe bii di Seydina Muhammad damay sax di julli ci moom ba faw di ko bëgg ba faw di ko roy ba faw di ko topp ba loolu mooy jël wérd de lii mooy jël wérd salaatu faatihi jaayanteeg moom amanteeg kóllëre rek yàlla ak yonent bi di sax di julli ci moom ba yowmal xiyaama def ko nizar jeex na lii mooy jël wérd nit ñi nag yaakaar nañu lu nekk la waaw kay bismillah kon bu dee leer na naññ ma dem ci question yi ko am yeneen question tamit maa ngi déglu mën nga ko bind commentaire incha allah bu dee am na yeneen question yu ma gisul tamit yéen ñi ko gis mën ngeen ma ko bindal ma jot ko gis nga sama gars yi seen yaram tàng na gis nga am na ay bataille yu fi am sax dégg naa ndongo bind transformateur Mbaye Fall Ndiaye bind régulateur pour wane ko ne ko yow da ngay ay lu maa la gën a ay ndeysaan sama gars yaa goog sama gaynde yaa goog ndeysaan waaw régulateur la sallallahu alayhi wa sallam comme ni géej nekkee régulateur thermique régulateur thermique nga xam te ne dëkk bu am géej bokkut ak dëkk bu amul géej Seydina Muhammad nag mooy le plus grand régulateur spirituel bi nga xamante ni ku sóobu ci yàlla jaar ci moom doo dof doo rakkaaju dara du la jot da ngay dem ba ak li nga bëgg yëpp nga am ko yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon soppe yi ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dafa mel ni am na ay question yu fi rot ñu tontu ko question bu njëkk bi nag wax dëgg yàlla loolu maa ngi ñaan ku ci am réponse mu bind ko commentaire sinon mu bind ko bañ jot ko ñun ñëpp incha allahu taala suñu ko waxee ñun it dinañ ko yaatal jottali ko ñëpp ba ñëpp mën cee barkeelu incha allahu taala su dul loolu nag maa ngi ñaan mbokk yi kelal suñu yëngatu bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li ci des mooy
question beneen bi nga xamante ni moom moo ci rot mooy ndax dafa am ay différence yaakaar naa noonu la ko sàmbatal laajee ci biir wird tijaan dafa am différence ci biir wird tijaan ok bon moi ñi ma xam ñëpp xam nañ ni waaw sallallahu alayhi wa sallam ak di ko bëgg tamit di ko bëgg di ko sopp di julli ci moom di ko sopp di ko bëgg di julli ci moom di bëggaale lépp lu taq ci moom tout ce qui tourne autour du prophète dañ koy bëggaale muy ay njabootam ak Madina ak suuf saak ngelaw laak lépp Madina lépp béy Madina sax dañ koy bëgg waaw sallallahu alayhi wa sallam ok mu ne ndax am na différence ci wérdu tijaan selon këru tijaan yi yaakaar naa loolu la bëgg a laaj ndax dafa am différence ci biir wérdu tijaan selon këru tijaan yi soo demee Kaolack wala nga dem Medina Gounass wala nga dem Mbuur Cerno Ahmad Baro wala nga dem Cenaba Seck wala nga dem fan Tiwaawoon wala nga dem fan Kër Maam Alaaji wala nga dem fan Medina Yoro Fula Makka Koulibantang wala nga dem fële ca Jembereng wala nga dem fële ca Mali wala Niger wala Nigeria wala Gabon di loolu ngay laaj wala Soudan ndax fii may wax yëpp tijaan yaa nga fa majoritaire fa teg ca wala fan Maroc wala Algérie wala France zawiya yaa ngi fi du jeex France Italie Espagne Amérique Asie Kuala Lumpur Jakarta da ngay laaj ndax dafa am différence ci yooyu noonu li ma leen njëkk a xamal mooy yàlla na yàlla génn ñu ñun ñëpp mooy Seyd Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu Cheikh Tijani radiyallahu anhu bi mu amee 46 ans ci la jàkkaarloog Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni yaakaar naa ku ma dégg démb ak bërki démb dootoo am benn sikki sàkk ci ne yonent bi keneen mën na ko gis mu wax ak moom jëflanteeg moom ndax la xewoon ca Badar wax naa leen ko yéen ñëpp la mu wax moom ci gémmiñu boppam moom sallallahu alayhi wa sallam ne ci xabrom bi am na malaaka moo fa nekk boo xamante ni ku julli ci moom mu wax ko ne ko diw doomu diw julli na ci yow pour wane ne yonent bi demul fenn moo ngi fii ci sunu biir te loolu ñi ma koy wax mooy ñi nga xamante ne naanuñu ci géejug tasawuf mosuñu ci xaqiqatul muhammadiya mais loolu soo ko mosee di nga xam ni yonent bi ku ko gën a actuel gën koo vivant ci kaw suuf amul cax na ko sax gaa yi neen leen sama dund ak sama dee yépp baax na ci yéen mooy dundam mooy deem mooy dundam parce que boobu moo ngi def ishaara ci li ñu xaqiqatul muhammadiya enveloppe corporelle bi nga xamante ni moom la yàlla terale woon Abdullahi ak Amina ñu def ci xaqiqatul muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam mais enveloppe boobu suul nañ ko Madina waaye la nekk ca biir tax malaaka yi doon sujootal aadama la nekk ca biir tax Seydina Ibrahim ñu sànni ko ci safara si talakul la nekk ca biir tax Seydina Nuux war gaal gi te gaal gi pëtaxul la nekk ca biir tax Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam dóor yatam géej gi xar ci digg bi la nekk ca biir tax Seydina Isa ku mu laal nga wér ku mu xool nga wér ku mu ñaanal nga wér bàmmeel bu mu laal bu am téeméeri at borom bàmmeel ba yeewu wax ak moom la nekk ca biir tax Seydina Isa taxaw ñaan yàlla ay lekk jóge ci kaw asamaan si wàcc ci suuf nit ñi di ko lekk Seydina Mariam di gis ay lekk ci biir néegam di ko lekk loolu noonu sirru boobu doole jooju baatin boobu substrat boobu essence boobu quintessence boobu kooku du faatu du dem fenn moo ngi fii ba tey bis bu nekk moo ngi manifesté wu ci num ko neexee ci jamono bu nekk ci xaal bu nekk loolu noonu nag moo manifesté wu bi Cheikh Tijani radiyallahu anhu amooy 46 ans mu feeñu ko fële ca Abi Chamroun ak Chalala ci Algérie ci désert algérien bi
fa la gisee ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Cheikh Tidiane mu jox ko ñetti mbir noteel loolu bu baax noteel ñetti mbir moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox Cheikh Tidiane ñetti mbir yooyu mooy lan waaw maa ngi tontu sa question bi de sëñ Samba Tall waaw ñetti mbir yooyu yaakaar naa soo paree di nga ko mën a suivre ndax boobu ba tey ci yow laa nekkoon di la tontu waaw sëñ Ousmane sunu mbokk sunu soppe sunu xarit sunu lépp ñoo ngi koy nuyu moom di ko ziar di ziarale waa Londres yëpp di ziarale waa Londres yëpp yal na yàlla jàppale ñu jàppale leen barke alquran soxna aji maram sunu mbokk mu baax moom ndeysaan moom yal na yàlla ko dolli ko jàmm man ko léegi qu'est-ce que je veux dire Cheikh Tidiane bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jox ñetti mbir benn mbir bi mooy lan daf ko jox werd wi daf ko jox charte yi daf ko jox ngëneel yi c'est les trois choses à l'âge de 46 ans trois choses yi nga xamante ni moom la yonent yàlla Muhammad teg ci loxo Cheikh na Ahmed Tijani dégg ngeen loolu waaw ndeysaan waaw dafa mel ni mongok waaw mu ne sëñ Mbay Fall al afqar dafa bëgg barkeelu bu dee seen connexion dëgër na amul benn problème mën nga dugg nga wax li nga bëgg a wax njaay jaata njaay waaw incha allah ñu xool rek bu dee dox na baax na su dul loolu ñu àggale kon waaw sëñ Bay kii baa ngoog kon soo mënee dugg rek nga dugg incha allahu taala keneen ku bëgg a dugg tamit vous êtes libre mbir mi seen mbir la dañuy discuter dañuy waxtaan di échanger rek waaw juróomi charte ñoo ci gën a am doole juróomi charte yooyu ñetti charte moo ci gën a am doole jàppal 5 jàpp 2 mu jeex jàpp 3 mu jeex léegi mu des ngëneel yi 39 ngëneel la fanweeri ngëneel ak 9 mooy fanweeri ngëneel ak juróom-ñeent mooy fanweer ak ñeent mooy 39 ngëneel yoo xamante ni benn bu ci nekk tabarakallahu mën na nekk source waxtaanu boppam moom dong ok aywa bismillah wérdu wi moom nga may laajoo ma ngëneeli laajoo ma charte tariqa bi danga ma laaj ngëneeli wérdu wi ndax dafa am différence ci këru diine yi ak ci monde bi loolu c'est très simple xam nga wérdu wi li tax ma indi la jeunesse bi ne la 46 ans la Cheikh Tidiane nekk fee ca désertu algérien bi ci Abi Chamroun ak Chalala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko jox ko wérdu wi kon wérdu wi kan moo ko ràbb kan moo ko confectionné xam nga yow scientifique nga jàng nga li ñuy wax le théorème de Pythagore théorème de Pythagore kan moo ko génne Pythagore le théorème de Thalès kan moo ko génne Thalès yeneen théorème yi ku leen génne ña génne théorème yo ñoo génne théorème ya règle boo gis muy règle de droit am na ay juristes yu ko produire définition de droit boo dégg am na juriste bu ko produire te dañuy xam ne kii Maurice Duverger la wala Émile Durkheim la bu dee sociologie la wala mongoog ku nekk domaine am la mu ci génne dan naan diw moo ko ràbb moo ko créé moo ko dindi moo ko defar football bu bees football nañ ñëw ci football xanaa sëñ Ousmane dooma bàyyi di nga ma dimbali football le nouveau football ci bi Barcelone kan moo ko créé di Cruyff la yaakaar naa Juan Cruyff xaw ma Cruyff waaw xamu nu ñu koy prononcé di moo ko créé kan moo ko appliqué parfaire ko di yaakaar naa Joseph Guardiola di moom la football bu perturbé wu bu jaxasoo bii nga xamante ni amatul règle amu ci dugal ku ñu war a génne ku ñu war a dugal
changer góol bu war a àggale match bi perturber déranger loolu ku ko indi ci football kooku ko yaakaar naa Mourinho la tudd yi ci des man xaw ma ko dimbali leen ma ci yaa Ibrahima Diop ak sëñ Ousmane ak ñoom Babacar Touré sama footballkat yooyu sama sportif yooyu dimbali leen ma ci dama la bëgg a wax rek ne la loo gis ci àdduna am na ku ko ràbb waaye maa ngi lay xamal ne la Cruyff na mu soppee ràbb Cruyff waa kay jërëjëf waaw Cruyff waaw tur kii bi nag tur wi nan la footballkat bi mag la gaañu na sax waaye moom moo ko indi moom moo ràbb footballu Barça Pep Guardiola appliqué ko football bu bees bii bu tasaaroo bu jaxasoo bu désordonné bii Pep Mourinho José Mourinho moo ko samp moo ko génne bon am na yeneen yu bees ci àdduna internet Njóogu Mbooj yaakaar naa am na ñu ko génne téléphone yu bees yi am na ñu ko génne am na ñu ko ràbb WhatsApp am na ku ko créé Facebook am na ku ko créé am na ku ko ràbb ku ko liggéey Viber ak lan Twitter ak lan Wari xaalis am na ku ko liggéey ci boppam liggéey ko job ko produire ko kooku moom mooy auteur ba mooy propriétaire ba propriété intellectuelle ak industrielle bu jëf jooju moom moo ko moom waaye dama la bëgg a xamal ne la propriété intellectuelle ak industrielle bu wirdu Tijaan ki ko moom mooy Seyduna Muhammad moo rabb wirdu wi ne wirdu wi da ngay def astaghfirullah def salaatu ala nabi def laa ilaha illallah def astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum def salaatu fatihi def laa ilaha illallah def jawharatul kamal def astaghfirullah waaw Yohan Cruyff jërëjëf xaaj Sembène mu ngoog def astaghfirullah ñetti yoon al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum def salaatu fatihi ñetti yoon tëj inna allah wa malaikatahu def junni laa ilaha illallah wala junni allah wala junni laa ilaha illallah ak allah wala lim buñ la jox lii gis nga lii nii ma wax nii ki ko ràbb mooy sayyiduna Muhammad moo tax Seydi Ibrahima Rayaahi daal ne yow de maa ngi lay laaj ban yow may naa la nga dute ci lépp ba mu des wirdu Cheikh na Ahmad Tidiane ndax wirdu woo xamante ni loxo bi ko ràbb mooy loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ma danunuk bil wirdi alladi nadumat yadu nubuwati hal yubna bila saasi laaj la laaj adduna te ba tey jii ku ko tontu rek da nga naan ko lu yonent bi def moo gën lu yonent bi deful waa ji nee na ndax am nga benn sikki saaka boo ñemee am ci wirdu woo xamante ne yonent bi moo ko ràbbal boppam moo rabb lazim rabb wazifa moo rabb xadarat juma jox ko cheikh ne ko taalibe bu ñëw bëgg defaru jox ko mu koy laal su ko laalee dina defar waaw kay kon yaakaar naa sa question tontu naa ko pour être scientifique wird salaatul fatihi yonent bi moo ko jox Cheikh Tidiane yonent bi moo ko rabb posologie bi waaw kay posologie bi yonent bi ko jox Cheikh Tidiane loolu yéen moom ngeen di wax fiche de travail bi yonent bi moo ko jox Cheikh Tidiane façon liggéeyin bi yonent bi ko jox Cheikh Tidiane méthode de travail bi ngay liggéeyee foofu noonu ci sa usine ba ci sa liggéeyukaay ba yéen ngeen produire ko wala ingénieur bi produire ko wala xaw ma directeur des programmes ba wala directeur des opérations produire ko dama ne wérdu salaat fatiha ki ko produire mooy sayyiduna Muhammad rasulullah teg ko ci loxo Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ok kon question bi war naa leer waa léegi lu yonent bi produire ndax mën naa yam ak lu keneen produire déedéet mënul yam te bu dee tiijaan nga tiijaan ak foo tiijaanee sa tiijaan sa wérdu wi nga yor mooy salaatul fatih lima uxliq mooy salaatul fatih lima uxliq mooy wérdu suba wérdu ngoon wasifa suba ak ngoon wala wasifa benn yoon ak xadaratul juma ci ngoonu àjjuma lii mooy wérdu salaat fatiha tiijaani àdduna bi yëpp tiijaanu àdduna bi yëpp dans leur unanimité dans leur totalité dans leur entièreté amul kenn ku ci am différence ci wérdu bi xam nga bu dee am na différence fan la ñii dañuy jàng fatiha def subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin def astaghfirullah
defaat subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin def salaatul fatihi def subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin def la ilaha illallah def subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin def jawharatul kamal jeex na ay nuance yu ndaw ngay wute te loolu Algérie nga koy fekk lii nga fekk ko fii wala nga dem Égypte ñuy def Allah nga dem Maroc ñuy def laa ilaha illallah kase Faas ñi Mohamed Jam yi dem Faas xam na li may wax Faas laa ilaha illallah kase la ñuy def nga ñëw Sénégal ñuy def laa ilaha illallah ak Allah nga dem Mauritanie ñuy def laa ilaha illallah kase nga dem Mauritanie ñoom ñuy wax asrul jumaa nga ñëw Sénégal ñuy wax hadratul jumaa nga dem Faas ñuy wax zikrul jumaa wala asru loolu kese la nga dem Égypte ñuy wax haylalatul jumaa benn la nom yi mooy wuute mais terme bi benn la nom yi ñooy wuute mais terme bi benn la léegi nag li ci des yooyu c'est des questions d'ordre personnel mais wérdu tijaan c'est unique ñëpp a ci bokk yam commencé ci Cheikh Tidiane commencé ci xalifaam yu mag yi commencé ci njabootam gi ba tey jii ki mujjee jël wérd salaatul fatiha kii mujjee jël léegi wérd salaatul fatiha liñ ko jox mooy lan wérd wazifa xadaratul juma jeex na léegi nag la ca des nag c'est personnel kenn ku ci nekk mën ngaa def say mbir mën ngaa lijjanti say mbir ah li ñuy wax ne kenn ku nekk yaa xam sa janax muus mu nekk xam nga nooy tojee sa bopp janax loolu c'est personnel loolu ñun concerné wuñu ñun li ñu concerné mooy fii ba Fass fii ba Nouvelle-Calédonie fii ba Las Vegas fii ba New York fii ba Mauritanie fii ba Algérie fii ba fu la neex ba Kuala Lumpur soo leen laajee ponk wérdu salaatu fatiha lan la astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha illallah mooy taxalli ak taxalli ak tajalli fóotu solu yére daal di soobu ci pay yàlla bi jeex na léegi nag la ca des nag c'est personnel loolu ñay def loolu ak ñay wax loolu ak ñay dugg ci loolu ak ñay engagé wu ci loolu ñoom loolu ñoom la engagé ñoom la concerné waaye wérdu tijaan moom benn wérdu la ci kaw suuf ñoom ñëpp ko bokk c'est un wérdu unique c'est-à-dire que unicité boobu may wax mooy wérdu ki wérdu Amérique ak ki wérdu France ak ki wérdu Angleterre ak ki wérdu Nouvelle-Calédonie ñoom ñoo bokk benn wérdu bi ñuy wérdu la ca des nag forme d'éducation la ak ku nekk say taalibe ak say njaboot noo leen di yaree loolu nag c'est personnel moo ngi mel ni tey jii sa borom kër xëy jox la junni bi muy jox ñëpp dépense par jour ci kër gi yow nga dem toggi dëxin kii toggi mbaxal kii toggi maafe kii toggi yaasa l'essentiel yow jox nañ la sa dépense li ci des nag su ëllëgee soo indee loo xamante ni neexul sëriñ ba sa borom kër la nga togg neexu ko kooku sa problème la loolu c'est personnel loolu mooy affaire bi mais wérdu tijaan wérdu wu unique la moo nga kon mbokk yi yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla yokk ay leer yokk cofeel ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla xiir ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla xiir ci ñu fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla xiir ci ñu jox cër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla xiir ñu jiital ko ci lépp comme ni ko yàlla waxee ci alquranul karim ñu topp ko roy ko fonk ko respecté ko maa ngi soññaat mbokki taalibe yëpp maa ngi soññaat jullit yëpp ñu jàngaat suratul ahzab ay waay jàngaat leen suratul ahzab ñu jàngaat teggin waaw est-ce que xam ngeen ni teggin yi ci këru diine yi sëriñ si ak tasawuf yar yooyu ñuy wax yëpp du yar yu ñu inventé de yar boobu comme sa sëriñ moom mooy sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ngay xoolee sayyiduna Muhammad teggin ya gaaya daan am ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nga am ak kook sa sëriñ rek parce que di ko xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teggin yooyu moom suratul ahzab mbokk yi nañ ko jàng nañ jàng teggin yooyu mbokk yi nañ jàngat suratul xujuraat nañ jàngat suratul xujuraat mbokk yi nañ jàngat suratul xujuraat mooy les appartements soo jàngee suratul fathi à la fin mooy saar bi topp ci suratul fathi jàng leen ko xool leen suratul fathi suratu al xujuraat jàng leen suratu al fathi fin ba muhammadu rasulullahi walladina maahu jàngaat leen ko ngeen xoolaat teggin yàlla ni mu bañee ko fonto yonent bi jàng leen ko mbokk yi jàngal leen ma tabbat yada abi lahabin wa tabb jàng leen ko
tabbat yadaa ku ko jàng di nga xam nan la yàlla fonk yonent bi ak nan la yàlla bañee kuy fontoo yonent bi. mbokk yi bàyyi leen xel loolu su ko defee sunu àdduna dina baax, sunu àllaaxira dina baax, sunu zahir dina baax, sunu baatin dina baax, sunu baatinul baatin dina baax. yal nañu yàlla gindi, yal nañu yàlla jubal, yal nañu yàlla defar, yal nañu yàlla gindi, yal nañu yàlla jubal, yal nañu yàlla defar bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui on a eu à développer avec vous, chers frères en Dieu, une étude approfondie du wird Tidjane dans la perspective de l'amour du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce qu'on appelle al-takhalli, qui est la purification spirituelle, al-tahalli, le fait de se parer des bijoux spirituels qui sont les valeurs et les vertus du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi du tajalli, ce qu'on appelle la théophanie ou bien l'influx spirituel, la manifestation de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. waaw dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. Même en arts martiaux on a les règles de déférence similaires à ceux du tasawuf. Il faut que je vais revenir au thème. Il faut que les gens sachent que cet amour, ce respect, cette déférence, cette discipline qu'ont les soufis, c'est pas une discipline, des règles de bienséance. C'est pas une déférence que les soufis, que les maîtres soufis ont créé. Non, du tout. Ils n'ont pas créé ces règles de bienséance, de tasawuf, de respect, de déférence. Ils l'ont pas créé. C'est des règles qu'ils ont extrait. C'est le terme. Alladhina yastanbitunahu minhu. Ils l'ont extrait. Hein? Sambatal sen, extraction. Ils l'ont extrait des versets du Saint-Coran, des enseignements que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il éduque les sahaba dans ces règles de discipline. Le fait de parler doucement, le fait de parler doucement, de se tenir vraiment au garde à vous devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas l'appeler comme on appelle tout le monde, de ne pas entrer dans sa chambre, de ne pas toquer dans sa chambre, de ne pas parler à ses femmes, de le laisser seul, se reposer, qu'il ait un peu d'intimité, de ne pas se marier avec ses femmes, de ne pas considérer ses femmes comme tout le monde, de ne pas considérer ses enfants comme tout le monde, de ne pas considérer sa chambre comme toutes les chambres, de ne pas considérer... Mais toutes ces règles-là sont dans Suratul Ahzab et Suratul Hujurat. Il y a un frère, il était venu, il m'a dit, Serigne, je veux que tu me donnes des conseils par rapport à la discipline que je dois avoir par rapport à mon maître spirituel, à mon Serigne, à mon guide spirituel. Je lui ai dit, va apprendre Suratul Hujurat, va apprendre Suratul Ahzab et apprends Tabbat Yada Abi Lahabin. Si tu apprends ces 3 sourates-là, tu connais toutes les règles que les maîtres soufis ont eu à développer dans d'autres façons, dans d'autres supports, par des poèmes, par des proses, pour expliquer, pour apprendre à ce qu'on appelle les adab. C'est très important. Et c'est ça que ce sont ces règles de discipline, de déférence, de respect, de reconnaissance que les arts martiaux ont épousé. C'est ces mêmes règles que les militaires ont épousées. C'est ça qu'ils ont adopté et adapté à leur vie de soldats. Et c'est ça qui leur donne ces victoires. Même dans le foot, c'est ça. Il y a un capitaine. Il est un joueur comme tout le monde. Il y a un arbitre. Il est dans le terrain. Pourtant, il n'est pas un joueur. Mais ça, c'est des règles qu'on retrouve dans le Coran et dans le Tasawuf. Il faut que les frères sachent ça. Tout le respect qu'on a pour nos maîtres, parce que aux maîtres, quand on les regarde, on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout le respect que les sahaba devaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous vouons à nos maîtres le même respect. C'est aussi simple que ça. Et ces règles-là du tasawuf, ce qu'on appelle ak talibé chez nous, ces codes de conduite, de discipline,
de respect, de respect, de déférence, de sentiment d'amour à tout ce qui touche au maître spirituel, au sérigne, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est pas nos maîtres qui l'ont inventé. C'est pas des réflexions. Non, c'est des dispositions du Saint-Coran. Il faut le savoir. Donc, chers frères, c'est ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'ose. C'est lui qui connaît Allah. C'est lui qui a goûté un peu dans la sève de la connaissance divine, dans la marifa d'Allah. C'est lui qui a un aperçu de ce qu'on appelle al-haqiqat al-muhammadiyya, la réalité muhammadienne. Celui-là, il n'ose pas prononcer le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans demander auparavant pardon à Allah. C'est l'istighfar qui est le premier pilier du wird tijan. La salatul fatihi n'est en réalité que des boubous spirituels que tu portes. Mais ces boubous-là, c'est parce que tu t'es ôté de tous tes habits, de tous tes défauts, de tous tes péchés, de tous tes manquements, de tous tes tares, je veux dire que maintenant tu es nu, tu as demandé à reporter les habits sales que tu as enlevés et ton maître Cheikh Tidiane te dit non, ne porte plus ça. Tu lui dis, qu'est-ce que je vais porter? Cheikh te dit, porte les habits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ces habits-là sont au nombre de 4. C'est Al-Fatih lima ughliqa, Al-Khatim lima sabaqa, Al-Nasir al-Haqq bil-Haqq, Al-Hadi ila siratika al-Mustaqim. Et quand tu portes ces 4 habits-là, 4 habits-là, ces 4 tenues, sur le champ, tu deviens un Muhammad. Et c'est seulement si le disciple accède à Allah, seulement si il est un Muhammad. Car le code, les badges, les codes de passage dans la hadra d'Allah ne reconnaissent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que, quel que soit ton niveau, si tu essaies de percer les réalités de la présence divine sans être un Mohammed, sans être anéanti dans la hadra du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans porter les tenues, les boubous, les 4 boubous spirituels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui essaie d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, sans tout cela, il sera rejeté. Ou bien on te dit de retourner vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que il te montre la voie en te donnant les possibilités, les capacités spirituelles de t'anéantir en lui pour que lui-même continue le voyage vers Allah et non pas c'est toi qui vas continuer le voyage vers Allah. C'est ça que j'ai mentionné tout à l'heure en Wolof pour vous dire que dans la tariqa tijaniya, aucun disciple n'accède à Allah. Aucun disciple dans la tariqa tijaniya n'accède à Allah. Tous les disciples accèdent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une sorte d'ascenseur, et c'est le prophète maintenant qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut le savoir. Et si on comprend ça, on est en paix. On regroupe toutes nos forces et toutes nos capacités et toutes nos possibilités, et on les met à la disposition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en priant sur lui, en l'aimant, en le suivant, en l'imitant, en aimant tout ce qui est en rapport avec lui. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant qui fait son voyage nocturne et diurne de tous les temps, de toutes les époques, pour aller vers Allah. Or, en réalité, on parle du voyage du prophète vers Allah, mais le prophète ne s'est jamais séparé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que celui qui accède au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut poser sa main sur le Coran et dire qu'il a accédé à Allah subhanahu wa ta'ala. Accéder au prophète, c'est accéder à Allah. Accéder à Allah, c'est une impossibilité. C'est un rêve, c'est une utopie, c'est le spleen idéal. Personne ne peut accéder à Allah si ce n'est qu'avec la présence bienveillante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Seigne Sambatal, si vous avez bien écouté ma réponse et vous avez compris ma réponse, alhamdulillah, s'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition pour plus d'éclaircissement, car l'essentiel pour moi, c'est de faire triompher la vérité, rien que la vérité et seulement la vérité. Et la vérité, c'est le Coran et la sunna du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aide et nous assiste et ouvre nos cœurs et y déverse la mahabba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous jure devant Dieu que c'est cette mahabba seulement qui peut nous sauver, surtout en ces moments difficiles, marqués par la jalousie, la méchanceté, le péché, l'homosexualité, la guerre, la barbarie. Tout cela constitue des freins pour l'ascension de l'homme vers Allah. C'est pour cela que c'est très rare de pouvoir accéder à Allah. C'est pour cela qu'il faut adopter la méthode des grands hommes de Dieu qui ont suivi et aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, Haj Ndiogu Mbodj, Masha'Allah. Ah oui, Allah a deux boucliers qui empêchent les cheminants à accéder à lui. Mais on peut voir ses manifestations. Or, sa plus grande manifestation, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une parole de Cheikh Tijani, radiallahu anhu. Cheikh Tijani a dit que Allah a deux paravents, deux rideaux qui empêchent les étangs à accéder à lui. Il a appelé ça Rida'ul Azamati et Rida'ul Kibriya. Rida'ul Azamati et Rida'ul Kibriya. Ce sont des rideaux, ce sont des paravents. L'un, c'est la grandeur divine, l'immensité divine. L'autre, c'est la majesté divine. Donc, entre sa grandeur et sa majesté, c'est le rideau de la majesté et le rideau de la grandeur qui empêche les gens à accéder à Allah. Et Allah, comme il est l'absolu, l'inaccessible, l'incompréhensible, l'invisible, comme il sait ça, et il veut qu'on connaisse de lui, on connaisse quelque chose de lui. C'est pour cela qu'il a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est manifesté au prophète pour que celui qui veut le voir, lui, Allah, regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui le voit, regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que ça, il faut le savoir. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'arifina billah parlent de l'accession à Allah. Or, ils n'ont pas accédé à Allah. Ils ont accédé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croyant qu'ils ont accédé à Allah. Mais en réalité, accéder au prophète, c'est accéder à Allah. Parce que Allah a manifesté ses noms et ses attributs au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en contemplant le prophète Mohammed, tu es en train de contempler Allah. En regardant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es en train de voir Allah. Quand ils disent j'ai vu Allah, quand un soufi te dit j'ai vu Allah, je sens Allah, j'ai entendu Allah, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas entendu la prière de Cheikh Tidiane quand il disait Allahumma inni as'aluka min subhati wajhika al-karim allati law zaharat lil wujudi. Qu'est-ce qui se passera? لتدكدك الوجود وانحرق وصار محض العدم نسألك بتلك السبحات وجلالتها وعظمتها وأحبها وحقيقتها وأحبها عندك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد. C'est ça qui est important. Une seule étincelle, s'il avait parvenu, elle était parvenue à s'échapper de ces deux rideaux, il n'y aurait plus d'existence sur terre. Toute l'existence serait démolie en moins d'un tiers, d'une seconde. Moi, je ne parle même pas d'Allah. Allah, c'est plus que ça. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hier, je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est même pas venu sur terre. C'est son ombre qui est venu sur terre. C'est son ombre qui est venu sur terre. Et ça, celui qui nous l'a appris, c'est Uwaisul Qarani. Sayyidina Uwaisul Qarani.
Ma ra'aytum min rasulillahi illa dhillahu. Vous n'avez vu que l'ombre du prophète Muhammad. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, il y a 10 choses que le prophète, que seul le prophète a sur terre, 10 choses. Parmi ces 10 choses, c'est que le prophète n'a jamais eu d'ombre. Pourquoi une ombre n'a pas d'ombre? Le vrai corps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette terre n'est pas capable, n'est pas apte à le recevoir, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, nous sommes en train de rentrer dans des dimensions, mais il le faut, parce que sinon, beaucoup vont se perdre en pensant comprendre, bien comprendre, et ils tomberaient dans les pièges de ces arnaqueurs, de ces imposteurs, de ces escrocs spirituels qui vendent, qui vendent du vent, qui font rêver les jeunes pour leur promettre du n'importe quoi. Et pourtant, s'ils avaient réfléchi une seconde, ils auraient compris que c'est du n'importe quoi. mag ñi nekkuñ ci loolu jaamu yàlla wéetal yàlla topp yàlla liggéey sellal c'est ça qui est important. qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc chers frères en Dieu, nous allons s'il n'y a pas de questions ou de contributions, Inch'Allah, nous allons nous arrêter à ce niveau et demander à Allah de nous bénir nous tous, d'ouvrir notre cœur et d'y déverser la lumière, la connaissance d'Allah, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la simplicité, la modestie, Inch'Allah, et de nous nommer parmi ces Masha'Allah, les élus qui vont continuer à aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'aimer, à prier sur lui, à le suivre, à suivre ses pas, à l'imiter, à le chérir, à jamais le comparer à qui que ce soit sur terre. Ça, Inch'Allah, c'est ça notre but, c'est ça qu'on veut. Et c'est Allah seulement qui donne ça, parce que ça c'est un privilège, c'est une faveur divine, chers frères en Dieu. Nous allons demander à Allah de toujours nous bénir, Inch'Allah, de nous aider à aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est important. Donc, Inch'Allah, comme je vous ai dit, dans la semaine prochaine, on va attaquer tous les termes qui sont utilisés et qui amènent des doutes et des problèmes surtout au Sénégal. Kashf, Fath, àgg ci yàlla, gis yàlla, xam yàlla, dégg yàlla, baqa ou fana ou tout ça, je vais tout expliquer s'il plaît à Dieu, par l'aide d'Allah, par l'assistance d'Allah, par la baraka du prophète Muhammad. dinaa leeral lépp, àgg ci yàlla, xam yàlla, gis yàlla, fana ou baqa ou wusul, yooyu yëpp dinaa ko leeral. fathu, kashfu, maarifa, hadratul qudsi, hadara yàlla yi, laahut, naasut, jabarut, malakut, haahut, rahamut, aalamul xaybi, aalamul nuut, yooyu yëpp dinaa ko leeral su neexee yàlla. yàlla nañu yàlla dimbali. Donc mbokk yi ñoo ngi tëjee di leen yëgal ni bu subaa incha allah dinañ def spécial Cheikh Alhaaji Omarul Fouti. bu subaa ci waxtu wi dinañ def spécial Cheikh Alhaaji Omar al Fouti pour waajale ko journée bi ñu ko war a defal fii ci vendredi fii ci Paris 13e fi ñuy wax Salmas ci arrêt Porte d'Ivry. incha allahu taala ñoo ngi ñaan yàlla mu yóbbuñ ci jàmm. bu subaa dinañ ko def spécial muy sunu barkeelu nekk sunu tarbiya ci Cheikh Alhaaji Omar Fouti radiallahu taala anhu, nekk sunu tarbiya ci Cheikh Alhaaji Omar radiallahu taala anhu, ngir lépp mën a baax, ñu comprendre, dégg, xam yoo xamante ni ku àndut ak gaayu yàlla yi, nitu yàlla yu baax yooyu, suma soppe yooyu, ku àndut ak ñoom loolu doo ko mën a xam, doo ko mën a dégg. yàlla nañu yàlla dimbali, yàlla jàppale ñu, yàlla suturaal ñu àdduna ak alaxira.
bi jaahi sayyidina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Su ko defee kon incha allah suñu yàlla dimbalee ci yeneen jamono yi su neex yàlla du ñu amee occasion dinañ mën a yaatal ba du ñu defetee waxtaan wi ba am 30 minutes 40 minutes 45 minutes ñu mën a ubbi ku bëgg a participer ku bëgg a dugg ku bëgg a poser question directement ñu poser ko. am na mbokk mu laajoon benn question ku ci xam rek incha allah nga dimbali ñu ci jàppale ñu ci yàlla nañu yàlla dimbali jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Su ko defee ñoo ngi nuyu mbokk yëpp ak soppe yëpp ak xarit yëpp sunu gars yi ñuy jàppale ci liggéey bi yëpp nekk fii vraiment di ay gaynde ci France, vraiment dans des moments très difficiles, dans des conditions très difficiles, avec des distances colossales, mais malgré tout cela ñoo ngi taxaw di góorgóorlu nekk ay gaynde rek ñoom ñëpp Ibrahima Diop, Pape Ndongo, Babacar ndeysaan, Mohamed Dia, suñu Racine Li, dégg nga sunu mbokk yi sunu sopp yooyu yëpp vraiment ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala soxna Khady Diop, soxna Ndey, ñoom ñëpp vraiment yàlla jàppale leen. ñoo ngi nuyu bu baax tamit sopp yi nekk ci dëkk bi yëpp. Gis nañ tey waa France ñu bëri ñoo ngi ci biir ndeysaan suñu mbokki taalibe yi suñu mbokki soppe yi nga xamante ni ñoo bokk nekk lycée tabarakallahu di ay soppe ñoom ñëpp ñoo ngi ci ligne bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak xéwal ak sutura. waa Sénégal waa Espagne waa Bilbao waa France yëpp waa Londres tey moom macha allah sëñ Ousmane moo njëkk a dugg ndeysaan yàlla na yàlla barkeel incha allah dinañ ko gën a yaatal soxna Maada Njëgën ca Italie macha allah ñoo ngi koy ziara bu baax a baax a baax a baax a baax sunu mbokk sunu soppe tabarakallahu di sunu mag soxna Njàllo Njëgën moom it duggoon soxna Amital macha allah di doomu Thierno